mbokki Sénégal ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte dajewaat ak yéen fii ci ëtt bi di Kappango gii di les activistes sénégalais fas yéene am ak yéen waxtaanu bu ñu tënk jëm ci lii nga xam ne moo làmboo xew-xew bii ñu xam ñun ñëpp te mooy toroxal gi nga xam ne ci jiite réew mi tey Macky Sall yëkkateeti na ko teg ko ci ndoddu as gor su set wicc su ñëpp ne eskay ci liggéey yu mucc ayib yu muy liggéey te mooy capitaine Touré nekk ndaw fanweeri at ak ñaar def juróom-ñetti at ci biir gendarmerie bi bokk ci ñi ci gën a ndaw ñu jox ko ay responsabilité ay cër yu rëy a rëy ndax xarañteefam maanduteem ragal yàllaam ak jubam ak bëgg réew mi ba tax ñu jox ko ay dossiers yu am solo ci biir section de recherche toll na ci junni ak juróomi téeméer ci ay enquêtes yoo xam ne yii moo ko def yii bu ko deful it ñi ko def ba noppi bañ ko defee dañ ko jébbal mu indiwaat ci xalaatam joyanti jubbanti kon borom xam-xam la xam lu bari ci réew mi nag lu baree bari enquêtes yi mu def yëpp bu Adji Sarr bi moo ci gën a tuuti ndax laluwul ci lenn lu ay waxi kese def na ay enquêtes yu mag a mag ci wàllu drogue def ay enquêtes yu mag a mag ci wàllu assassinat def ay enquêtes yu mag a mag ci wàllu ay nit yu ñu rey ci ay drogue ak yàmbaak yu bari ak ay trafic ak ay faux billets li mu def ci ay enquêtes ci réew mi li mu xam ci réew mi su ko waxoon tey ji réew mi day tàkk te fanweeri at ak ñaar la li mu mas a liggéey ci ay enquêtes yëpp dossier bi ci gën a ndaw gën cee ñàkk solo ndax teguwul ci lenn mooy dossier Adji Sarr bi te ci foofu lañ ko daanelee dàq ko toroxal ko lu tax ndax dossier bi ndaw na ci ay wax ndaw na ci ay maana ndaw na ci ay jiiñ ay tuumalaata yoo xam ne teguwul ci lenn mooy dossier bi gën a oyof ki dossier yi muy enquête waaye rëy na ci ki ñuy teg tuuma gi ci kawam muy Ousmane Sonko mi nga xam ne tey moo tee nelaw Macky Sall tee nelaw ñi ànd ak Macky Sall kon dossier bi foofu la rëyee Ousmane Sonko mi ñu ci tuumaal moo ko rëyal waaye tuuma yiñ teg ci kawam ñi ko teg bi ñu leen enquêté moom ba noppi dafa gis ne lii du lu dëgër du tuumay lenn waaye ñi nekk ci kaw nekk ci ginnaaw nekk ci dossier bi ñoom te bëgg a faagaagal Ousmane Sonko gannaaw bañ ko defee Karim Wade def ko Khalifa Sall jéem ko ci Barthélémy Dias jàllul ñu ne lañ faagaagal Ousmane Sonko jaarale ko ci ay tuuma yu teguwul fenn mu agsi nag yàlla mi dul nit du nelaw dossier bi tegu ci ay loxo ay gendarme yu jub ñu def seen liggéey ni mu gën a jubee ñoom ñi nekk ca kaw tey xëcc ak nasa ko nocci ngir bëgg a faagaagal Ousmane Sonko ñàkk a ànd ak ñoom ci enquête bu mucc ay bi def te enquête boobu doon jëm ci raxas deru Ousmane Sonko ba mu set ci tuuma yu tegul fenn waaye ñoom gisewuñ ko noonu Ousmane Sonko il faut que mu daanu ndax ñoom dëgg nañ lu ñu màtt mu dagg loolu mooy indi coow li am ci diggante gendarmerie ak ñi nekk ci kaw gendarmerie am na ñenn ñoo xam ne capitaine Touré cité tudd na seen tur ci daje bi nga xam ne dajeel na ko ak Ahmed Aïdara di journaliste ca wala boo chroniqueur foofu ma sax ndax journaliste la en tout cas chroniqueur la ci groupe bu Bougane Gueye Dany toog na fa ak capitaine Touré ñu def interview bu yaatu am na ay tur yu mu fa tudd ba wax ne moom sàkku woon na ci gendarmerie ñu def enquête ci biir gendarmerie bi ci mbir mi enquête bu yaatu boo xam ne du bàyyi dara ci li nga xam ne moo laal ci mbirum Adji Sarr mi ndax moom xam na ki lu bari dégg ngeen ko mu ne PV yi du lépp la joxe am na loo xam ne da koo tëy ndax it militaire la gendarme la xam na am na stratégie nit booy dem guerre doo joxe sa lépp da nga am loolu da nga koy génne lii nga téye ko li mu téye moo ëpp doole li mu waxagul waaye am na loo xam ne bi mu demee seeti Ahmed Aïdara wax na ko Ahmed Aïdara mooy li ngeen xamagul yéen mu leer te mooy nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci nguur gi nekk ci ginnaaw dossier Adji Sarr bi monté ko bëggoon koo woo moom mu fekk si leen seen yu tappale ñu dig ko ci xaalis gannaaw bañ ko jéemee soppiloo ay enquête am mu lànk ñu dig ko ci alal mu lànk ñu bëgg koo faagaagal di ko topp ngir rey ko mu démissionné bàyyiwuñ ko ba léegi
ñoom ñooñee nekk ci ginnaaw te nekk ci nguur gi te bëgg a faagaagal Ousmane Sonko bi mu dajee ak Ahmed Aïdara ci interview boobu mu ngi defoon il y a de cela 3 mois wax na tur yëpp Ahmed Aïdara xam na ñu nekk ci nguur gi te nekk ci ginnaaw dossier bi li ma jaaxal nag mooy lan moo tax Ahmed Aïdara tànn la ko ca neex mu génn ko li nga xam ne moo làmboo ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci nguur gi tey jii di ay politiciens nekk ci ginnaaw bëgg a faagaagal Ousmane Sonko te capitaine Touré xam seen tur wax ko Ahmed Aïdara lu tax Ahmed Aïdara génnewul tur yooyu téye ko ba sànq ci suba génnewu leen sama question mooy Ahmed Aïdara il joue à quoi? Ahmed Aïdara bi ngeen dégg muy tës ak a wax yuuxu ci dossier bi daf ci am taxawaay bu suspect il faut que Sénégalais yëpp ngeen xam ko ngeen partagé ko mu yaatu parce que dañuy xeex di jihaad ci dëgg rek képp ku ànd ak ñun ci xeex bi ñu dem ba ci biir gis na yow xeex bi dafa am loo ci ut ak loo ci bëgg ak buñ la waxee lii nga xool loo cay jaay ak looy am xaalis dañ lay wili pande dafa war a leer xeex bi ñuy xeex amuñu ci maslaa wuñ ceeg Sonko maslaa wuñ ceeg Macky Sall maslaa wuñ ceeg Ahmed Aïdara maslaa wuñ ceeg Pape Alé Niang maslaa wuñ ceeg kenn duñ ci maslaa dëgg rek ba am ndam ku ci nekk nag yaakaar na yow ci biir xeex bi da nga ciy dugg di xeexal sa bopp di am loo ciy mos ak looy chantage ki looy jaay ci ay information ngir mën a am loo mos ak say 4x4 ki say jeeg ak sa kër gu nag dañuy dal ci sa kaw li ñuy xeex duñ ci may kenn lenn lu toll tarfal ayte moo tax ma ne dinaa def live tey spécial sur Ahmed Aïdara interview bi nga defal capitaine Touré wax la responsabilité ñi nekk politiquement ci état bi di ay kàngam nga xam seen tur ci biir interview bi nga dagg ko génne ko teg ko fële la nga génne ne doo ko wax ci ay tur yooyu fan nga leen yóbbu ñan nga ko seqal ci biir état bi lu tax ba yow Ahmed Aïdara la capitaine Touré wax yëpp génnewuloo ko loolu mooy laaj bi sénégalais yi war a laaj Ahmed Aïdara li mu wax ak capitaine Touré yëpp te capitaine Touré xam na li mu ko wax lu tax mu xool la ko ca neex mu génne ko te li mu génn ci interview capitaine Touré bi yëpp mooy li nekk ci PV yi waxi Adji Sarr waxi Ndeye Khady Ndiaye waxi Sidi Ahmed waxi loolu rek la Ahmed Aïdara génne maanaam li nga xam ne xamoon nañu ko laata muy interview capitaine Touré loolu la Ahmed Aïdara génnewaat ci qualité boo xam ne sax qualité bi baaxul yéen vidéo yi gis ngeen ko son bi baaxul dagg-daggati génn fee caxatee mu mel ne interview Adji Sarr ba El Hadj Diouf defoon c'est pas professionnel nit ki soo koy interview mu ñëw ci ab chaîne de télévision war nga am ay outils yu ko mën a jël wax bi leer ko mu am cohérence du am dagg-daggee bu ñëwee wax la 1 heure de temps wala mu wax ak yow 30 minutes wala mu wax ak yow 40 minutes wax bi dafa war a leer lépp génn amul loo ci dagg-daggat parce que joxali képp la amul yow sax amul sax ay commentaire waxuñu nga tës ci toog di ci tës soxlawuñu tës li ñu soxla mooy kaddu capitaine Touré de A à Z li mu wax yëpp tur yi ci nekk ñëpp nga génne ko Ahmed Aïdara mu leer mais Ahmed Aïdara la moo tax defoo loolu non Pape Alé ne va pas le démasquer Pape Alé xam na bu baax li may wax Pape Alé lii may wax moo ma ko gën a xam bu baax a baax xam na li Ahmed Aïdara def ci interview capitaine Touré Pape Alé Niang xam na ko mais du ci wax lii man maa leen ko wax man maa ciy wax mais benn journaliste du ci wax parce que ñoom ci seen biir journalistes yi duñu dalante kenn du ci wax sa morom lenn loolu da ngeen koy xam c'est une corporation boo xam ne kenn ku ci nekk xam nga li sa morom di def mais kenn du tudd sa morom ñun ñi nga xam ne ñun duñu ay journaliste te Sénégal la ñuy xeexal utuñu ci ay YouTube yi am alal utuñu ci xaalis bu ñuy jaay Macky Sall amul benn information bu ñuy am boo xam ne dañuy dem di ko jaay ci waa kër Macky Sall yi toppatoowuñu loolu ñun Sénégal moo ñu gënal loolu ñun ñoo koy wax mais ñoom duñu ko wax parce que kenn ku ci nekk am na foo xam ne boo fa àggee xëy na yow sa intérêt bopp ngay xool loolu mooy li metti ci xeex bi Pape Alé moo ma gën a xam lii may wax lii ma leen wax ni Pape Alé Niang xam na ko bu baax bés bu nekk mu live mais du ci wax moom man maa ciy wax man Ahmed Aïdara il faut faire très attention je lui pose la question dama koy laaj Ahmed Aïdara li nga wax ak capitaine Touré yëpp est-ce que génne nga lépp wala génnewuloo lépp muy ab laaj
ñaareel bi su fekkante ne génnewuloo lépp li nga ñàkk a génne te mu concerne ay tur yoo xam ne ñu ngi ci biir dossier bi te su enquête bi continué woon section de recherche ca capitaine Touré ak commandant Mbeng su enquête bi continué woon su ko Bassirou Gueye foqatiwul woon ci seen loxo enquête bi mi ngi doon jëm ci ay personnalité yoo xam ne dina leen topp benn par benn ba àgg ci Macky Sall yow Pape Ahmed Aïdara capitaine Touré jox la ay tur wax la ay tur lan moo tax tur yooyu génnewoo leen ci sa tës génnewoo leen ci interview bi nga def ak capitaine Touré lan moo tax defuloo loolu muy ab laaj bu ma la laaj yow Ahmed Aïdara man Akhenaton maa lay laaj boobu tur yi nag am na ñu ma ci am na ñu des maa ngi def sama enquête am na lu ma ci am ñu nekk ci biir dossier bi bëgg ngeen partager ko daggate ko dugal ko ci réseau yëpp parce que il ne faut plus qu'on avance masqué il faut que ñu xam qui est pour le peuple et qui est pour sa propre personne. On a des traîtres même parmi ceux qui se battent au nom de l'intérêt du peuple am na ñoo xam ne c'est des lâches. Ils le disent comme ça mais am na fu ñuy àgg ñu tegal leen maletu xaalis ñu jaay xeex bi dox seen dox gëmuñu Sénégal dafa war a leer. Je pose des questions à Ahmed Aïdara ndax li mu wax ak capitaine Touré yëpp teg na ko su fekkente ne tegul lépp li mu ñàkk a teg lan moo tax tegu ko ak kañ la koy teg il faut que yéen Sénégalais yi ngeen exiger ci Ahmed Aïdara su fekkente ne am na loo xam ne tegu ko ci li mu waxante capitaine Touré mu teg ko balaa capitaine Touré di génn di wax parce que léegi libre na capitaine Touré. nit nag wóolu la ñëw am lu muy wax nga nekk ci média yi mu ñëw wax ak yow ubbeeku te mënoon a dem fu ne capitaine Touré su ko neexoon wax directement ci page Facebook am su ko neexoon jaar ci keneen ak keneen mais yow Ahmed Aïdara la tànn ñëw di wax ak yow lam la wax yëpp jubluwaay benn la ci am mooy lim la wax nga jottalil ko askan wi xam parce que capitaine Touré dafay xeex ci dëgg ba mu jaral ko mu ñàkk postam ñàkk léppam comme ni ko Ousmane Sonko defee ba mu teeral ko mu ñàkk lu ne comme ni ma koy defee comme ni ko ñu bari defee ba mu jaral leen ñu ñàkk ñu ñëw di wax ak yow la muy wax nekk lu askan wi war a xam loo xam ne warut a ump kenn mu war a nekk loo xam ne dafa war a siiw ñu jox la ko wax la ko lépp wax ja mat amul lu mu ci bàyyi yow ba ñu noppee nga jël lam la wax nga xool la la ca arrangé nga dagg ko génne ko la la ca arrangé wul nga téye ko dem waxtaan caag ñi nga xam ne xëy na ñoo nekk ci nguur gi du ma ne loolu am na wala amul mais dama bëgg nga wax ñu li nga ñàkk a teg lan moo tax tegu ko ba ñu xëy tey dàq capitaine Touré parce que la capitaine Touré wax ak Ahmed Aïdara loolu àgg na ci état bi est-ce que Ahmed Aïdara moo ko fa yóbbu lu tax mu dem wax ko waa état bi lan la seq ak waa état bi ba di leen wax loo xam ne Ahmed Aïdara capitaine Touré moo ko wax est-ce que du loolu ki lañ sukkandiku wax jamu wax Ahmed Aïdara moo àgg ci nguur gi ba nguur gi sukkandiku ci Macky Sall sukkandiku ci loolu dàq capitaine Touré partagé leen dinaa joxe nooyi mais nooyi ci fin ba laa koy joxe fin wu live bi laay joxe tur yi partagé leen ko Ahmed Aïdara lay interpellé Pape Alé Niang li may wax xam nga ko di sàkku tamit nga wax ci donte xam naa ne dina jafe ci yow nga wax ci parce que xam naa doo ci wax mais dinaa ko sàkku ci yow la nga ca xam nga wax ko parce que am na loo ci xam naa ne xam nga nga ñëw am say secret danaa ko wax diw mu génneel ma ko ndax mu gën a siyaatu ndax secret yooyu li tax nga taamu ci journaliste mooy bëgg mu gën a tas parce que dañ lay déglu nga wax ko la ca ëpp solo ca wax ja ñu téye ko la ca ñàkk solo nekk ci PV ñëpp xam nga génne ko mais na ku jëf-jëf gi te la taxoon ñu lay wax jëfoo ko tur ya ca nekk ponkal yi nga xam ne ñoo waroon a génne ci enquête bi pour dossier Adji Sarr bi leer une bonne fois pour toutes de façon officielle parce que ki ciy wax ku officiel la te mooy capitaine Touré mënoon na ko waxal boppam directement defu ko mu jaar ci yow Ahmed Aïdara nga am loo téye génnewuloo ko la nga téye génnewuloo ko muy ay tur da nga caa dem wax ak seen i borom tur yi da ngaa wax ak ñoom wala déet est-ce que gisante nga ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dossier bi nekk ci ginnaaw est-ce que Ahmed Aïdara toog nga ak ñoom lan nga seq ak ñoom ñooñu lan lañ la proposé ba tax su fekkente ne am na luñ la proposé laay wax su fekkee am na est-ce que loola jar na nga bañ a génne li nga xam ne ay tur la yoo xam ne bu génne woon tey jii procès bi jeex il faut faire très attention yéen ñi bëgg Sénégal di ay patriotes di xeex ñu ci bari dañuy toog di wax di def ay révélation di wax waaye am na foo xam ne révélation yooyu dañ koy def pour yëkkati seen aura am buzz plus ñuy am buzz plus ñuy am ay information plus seen page YouTube yi plus ñuy am capacité de nuisance et de négociation avec les traîtres de l'État am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy dox
plus ngeen leen di soutenir plus ñuy am capacité d'écoute et d'influence ci population bi au point que yenn information yi bu ñu ko amee suba mën nañ dem négocier ko à coût de beaucoup de millions et des 4x4 auprès de l'État il faut ngeen ràññee leen. Capitaine Touré dañ ko liquider parce que dàq nañ ko amul lenn luñ ko mën a dàqee PV yi lañ ne moo ko fuité amuñu ci ay preuve ne moo ko fuité décision bi ñu jël waxewul ne dañ koy dàq parce que dafa fuité dafa fuité ay PV Macky Sall waxul loolu. Enquête bi ñu def en interne ci moom au niveau de la gendarmerie ba jébal ko Macky Sall enquête boobu waxul ne capitaine Touré dafa def benn faute d'accordul sax pour ñu dàq ko proposé wul pour ñu dàq ko enquête boobu. kon Macky Sall ki lan la sukkandiku pour dàq ko xëy na dafa am information interview bi mu def ak Ahmed Aïdara tur yëm fa génne xëy na tur yooyu moo àgg ci palais bi ba Macky Sall sukkandiku ci dàq ko. On ne peut pas construire un pays dans la lâcheté, dans la traîtrise, dans le marchandage, dans l'égoïsme personnel, dans l'appât du gain. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête. man amul mbindeefu yàlla mu may ragal amul kenn ak noo mënti toll Ahmed Aïdara ak ñëpp laa ci yabale man amul koo xam ne du ma la tim wax la dëgg li ñuy xeex dañuy ànd di ko xeex ngir bëgg réew mi bu ma waree dee nga dee ñu àndandoo deeyandoo mais du ñu ànd di xeex pour njëriñu Sénégal nga yor sa làmmiñ rëy di wax ndekete yow am na foo xam ne boo fa àggee da ngay topp sa intérêt bopp bàyyi Sénégal fële bàyyi askan wi sacrifier ñëpp parce que tu as des leviers tu as la voix autorisée tu as un média, les médias là. Il faut faire très attention avec, parce que c'est un outil de chantage. Même la Madiambal di def di tuubal ci Télico parce que am na plumam am le quotidien di bind. Ahmed Aïdara mi ngi Sen TV ak Bougane dinaa ci ñëwaat encore Bougane son cas maa ngi ci enquête Bougane dinaa ñëw ci qui est Bougane aussi qu'est-ce qu'il fait tout ça quelles sont ses connivences avec Macky Sall dinaa ci ñëw c'est pas le moment. Il faut faire très attention. Combat bi yombut parce que dafa bari ay traîtres. dafa bari ay traître tey dàq nañ capitaine Touré le général Jean-Baptiste Tine n'est pas d'accord enquête bi gendarmerie diligentée la justice militaire jébal ko Macky Sall ànd ñu ci loolu il n'a pas fauté deful lenn deful dara lenn la def mooy ànd la ñun ci fen yi ñu daanal Sonko mu lànk ñu jox ko xaalis mu lànk capitaine Touré dañ ko doon jéem a corrompre woo ko di ko jox alal mu lànk comme ni ñu doon jéem a corrompre Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi c'est ça la vérité. C'est ça la vérité mais amuñu chance parce que lu ñu nas bu ñu doxee tuuti ñun ñu nocci ko parce que on a des patriotes partout c'est ça la vérité on a des patriotes partout dégg ngeen ci làmmiñu capitaine Touré mu ne bu ñu defee enquête normalement au niveau de la justice wala ñu def enquête normalement au sein de la gendarmerie et c'est le cas on a fait une enquête en bonne et due forme dans la gendarmerie par rapport à l'affaire Adji Sarr parce que n'oubliez pas que la justice militaire n'est pas la justice civile et toutes les enquêtes yoo xam ne dañ ko diligenter à partir de la section de la recherche muy une unité de la gendarmerie qui gère l'enquête enquête bu fa dugg na leen wóor na lu ñu fa mënti wax enquête boobu day am copie boo xam ne dafay dem au niveau de la hiérarchie au niveau du haut commandement de la gendarmerie dañuy am copie ci lépp dañu am seen justice spéciale la gendarmerie le haut commandant bi gère gendarmerie bi c'est le directeur de la justice militaire enquête bu ñu def section de recherche day am copie boo xam ne day yéeg au niveau du commandement dañuy le haut commandant est informé mooy Jean-Baptiste Tine di ñu dàq barki démb xam na li xew ci dossier bi yëpp il a toutes les informations donc justice civile bi mooy justice bi Malick Sall yore Macky Sall
ak ay procureur seen njublang yooyu ñuy def mënuñu ko rawale ci biir section de recherche ñoom dañoo juum bu ñu bëggoon seen njublang gi dox dañ enquête bi duñ ko confier section de recherche dañ koy confier police centrale lañ koy confier wala ñu confier ko section urbaine wala ñu yóbbu ko DIC la division des investigations criminelles bu ñu bëggoon seen njublang gi jub foofu lañ koy yóbbu mais dañoo daanu dès le départ parce que yàlla moo àndul ak ñoom enquête Adji Sarr bi suñ ko yóbbuwoon DIC wala ñu yóbbu ko centrale wala ñu yóbbu ko section urbaine kon tey kenn waxatu ko ñoom plié wu nañ bu yàgg def ay PV kërëb jàppal bàyyi la gis nga Pape Ndiaye journaliste bi ñu ko yóbboo centrale xaw ma section de recherche rapidement ñu taxañ ko parce que ña fa nekk ils sont corrompus comme le procureur tout ça taf ñu def ay PV changé ko dugal la ci kaso bi mais yàlla du nit ba moo leen pousse ñu yóbbu dossier bi section de recherche au niveau de la gendarmerie nga xam ne ña fa nekk ay ce sont des gens émérites c'est l'élite c'est la crème yàlla du nit ñu jël dossier bi teg ko ci loxo ku jub ne Abdou Mbeng le commandant de la section de recherche Abdou Mbeng yàlla wommat ko moom itamit mu tànn ci le meilleur parmi ses équipes muy capitaine Touré mu dénk ko dossier bi foofa la yàlla dugalee loxoom ci dossier bi newoon naa leen nañu moytu Ousmane Sonko parce que ku yàlla jàppale la ku yàlla dugal ay loxoom ci mbiri Ousmane Sonko la képp ku laal Ousmane Sonko da nga ko gis waxoon naa leen ko ci samay leer dem leen ngeen déglu ma li may wax nag du mbiri zahir mbiru baatin la ku yàlla teg loxo la ku yàlla di wommat la ku am fu yàlla jëmale ku yàlla am fu mu jëme la dafa yàlla fa am fu mu jëmale Ousmane Sonko képp ku nar a torox ku nar a yàq sa àdduna na nga jël sa baaraam bi dugal ko ci teg ko ci loxo yaramu Ousmane Sonko da nga xam ne lépp dëgg la man du may waxantu samay wax du neex parce que du ma waxantu ku nar a yàq sa àdduna rek jógal na damay complot wala dama bëgg a faagaaga wala ngay xas wala nga jël lu ñaaw di ko teg ci dara Ousmane Sonko bi billahi wallahi taalaahi ku ko ci def ba ren de déwén te gisoo ko ma xam ne yow mbër nga amul ci kenn ku koy ji luñ bon te doo ko gis attention mënuñu fee nekk dans un monde où le mensonge doit primer sur la vérité Dieu c'est la vérité bu fekkente ne saay-saay yi dañ fi nekk lu ñu bëgg di ko am di ko kon yàlla néewu fi kon pourquoi ñu koy gëm gi ñu gëm yàlla daf ñoo jox yaqin go ni ñu xamee ne yàlla dafa am ni ñu xamee ne yàlla lu baax la ñu digal ñu di ko def ni ñu ko gëmee loolu lañ gëmee ne Ousmane Sonko yàlla daf koy aar te képp ku ko laal ñi ko laal a gun ñëpp laa la wax xool leen de ñiy génn di ko laayefal ñoom ñëpp fay nañ képp ku jóg di laayefal Ousmane Sonko bokkatoo ci askan wi fay nga bu yàgg te loolu mooy li ci gën a tuuti fay gi ngay fay ba kenn dut la déglu mooy li ci gën a ndaw waaye la lay rey ak lay yàq sa dund ak lay yàq sa xol ak feebar ya nga ciy jëlee ak kaso ya nga ciy dugg ak xamuñu sax maa ngi koy wax Sénégal yëpp
moo fa nekk boo demee li yàlla bind ci les livres sacrés li ci yàlla digle ci la Ousmane Sonko di xëy ci la ne nga xëy di yàq deram mais foo jëm foo jëm lu Macky Sall jéem sottiwul ay ministre am jéem sottiwuñu kenn ku nekk jéem ci Ousmane Sonko seetuwuñu yéen ñi nekk ci réseaux sociaux yi yéen ay jóg yi ay benn nit ñoo xam ne kenn xamu leen tojuñu fenn liñ leen jotoon a xamee ku néew sax mooy liñ daan xëy di live ci Ousmane Sonko di ànd ak moom ak di wax ay programme yooyu nit ñi xam leen jublu leen ñu xëy benn bis rek wëlbatu ko bëgg a yàq Ousmane Sonko lu ne kenn dootu leen dégg da ngeen di fay daa iman da ngeen di fay daa iman da ngeen di fay kenn dootu leen déglu c'est fini te la ngeen ko jënde jaru ko ndax la ngeen ko jëndee ay weccit la yu tekkiwul dara mu leen di posone di yàq seen àdduna yàq seen tabi ay yàq seen deret yàq seen lépp ngeen dee tàbbi safara boole ci fi ngeen jëm ndax képp ku bañ ku yàlla gërëm képp ku bañ nitu yàlla boo dee tàbbi safara nitu yàlla kenn du ko toroxal nitu yàlla kenn du ko bañ Ousmane Sonko ci nitu yàlla yi gën a mag ci réew mi la bokk fi jamono yi may wax ni Ousmane Sonko ci nitu yàlla yi gën a rëy ci réew mi la bokk waaw li ma leen wax nag du ay waxantu Ousmane Sonko ci nitu yàlla ñi yàlla gën a gërëm ci Sénégal tey ci la bokk moom Ousmane Sonko ku ko xam ku ko xamul parce que yéen côté politique bi rek ngeen di xool Sonko président sous ça loolu mooy li gën a ndaw ci li mu war a def nekk président mooy li gën a ndaw ci li mu war a def ci réew mi nekk président mooy li ci gën a ndaw kon bu capitaine Touré taxawee ne nañ def enquête bu ñu defee enquête procureur ci boppam day daanu day wàcc ministre de la justice Malick Sall day wàcc tudd na seeni tur nee na bu ñu defee enquête Bassirou Gueye procureur day wàcc Malick Sall ministre de la justice day wàcc mais du ñoom rek de am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw ki nga xam ne nag moom bi dossier bi jógee ba taxaw nag ba ñu am li ñu bëgg ci Adji Sarr plan bi mu teg ak ñoom Adji Sarr daf leen a nax au début moom ak Maodo Malick moom ak Sidi Ahmed la woon le jarbaat de Maodo Malick Mbaye ñu dem ba ci biir ñu dugal ci Maodo Malick Mbaye Mamour Diallo ak benn inspecteur des impôts bu jegee Boun Abdallah Dionne ñoom ñoo dugg ci dossier bi ñu yëkkati dossier bi jaarale ko ci Boun Abdallah Dionne Boun Abdallah Dionne yéegi ko ci Macky Sall après le Boun Abdallah Dionne nag jël dossier bi en main dossier Adji Sarr Boun Abdallah Dionne moo ko piloté première phase bi Sidi Ahmed la ak Adji Sarr ci ay ñàkk fayda ay xamante ci ay anniversaire dem géej lakk ay jën maay mancé Sonko abo kërëb dugg saa wax bi àgg ci Maodo Malick Mbaye ubbi ci Mamour Diallo wax ci ak dégg nga maam benn inspecteur des impôts boo xam ne pour l'instant du ma wax turam mais daañu ci àgg ñoom ñett ñu teg seen i deal affaire bi yéeg inspecteur des impôts boobu sax moo yéegi affaire bi ci Boun Abdallah Dionne ndax moom ak Boun Abdallah Dionne comme bu roog soow Boun Abdallah Dionne ñu jël dossier bi nag léegi téye ko en main ñu dugal ci kii nga xam ne mooy le ministre de l'intérieur Antoine ñàkk jom dugal ci jabaram di Dior Diagne est-ce que yéen a ngi may déglu dossier Adji Sarr Boun Abdallah Dionne moo koy piloté directement pour le compte de Macky Sall mooy wax ak ministre de la justice Malick Sall di ko jox ay ordre moo jox procureur ay ordre moom Boun Abdallah Dionne su paree rendre compte Macky Sall direct kon ki ngeen ñàkkul woon a dégg yéen ci dossier bi yëpp tey ma wax leen ko mooy Boun Abdallah Dionne mooy kii piloté le dossier Adji Sarr pour le compte de Macky Sall ngeen xam ko bis na ko tey Dior Diagne dafa am doole ci dossier bi jamono bi may wax ak yéen nii instant bi tey nii Adji Sarr mi ngi kër Dior Diagne depuis quelques jours Adji Sarr désormais mi ngi kër Dior Diagne dañ ko jox Dior Diagne pour Dior Diagne formater Adji Sarr kër Dior Diagne nag am na champagne am na whisky am na drogue cocaïne am na lépp parce que drogue bu ñu nangu ci réew mi cocaïne
tonnes yi ngeen di dégg yëpp waxoon naa leen fi ci live nag kër Dior Diagne lañ koy yóbbu fa lañ koy jaayee ñoo koy recycler di ko dugal ci ay këru docteur ay médecins parce que médecins yi am nañu ci seen serment ak ci seen métier mën nañu jël drogue di ko utiliser parce que yenn maladies des fois mën nañ leen droguer donc dans la médecine dafa am yenn médecins yi dañ leen mën a autoriser pour que ñuy utiliser drogue pour mën a faj yenn nit ñi nga xam ne dañu nekk en transe wala ñuy souffrir dañ leen di defal ay drogue pour ñu mën a bañ a souffrir donc drogue médecins yi am nañu des fois possibilité mën di manipuler drogue Sénégal nag dañ ciy abuser drogue bi ñuy jàpp ñu ngi ko recycler au niveau des cabinets médicaux ak les médecins ñoo ko jaayaat ay milliards la Dior Diagne mooy cerveau bi nañ dugal Adji Sarr léegi pour dugal ko ci mafia bi Dior Diagne formaté ko ci procès bi def ko mu nekk peegar di sniffer drogue di tux yamba di naan champagne whisky que Dior Diagne le temps que mu taxaw dañu bëgg dugal Adji Sarr dans une perversion dañu bëgg mu perverse dem ba am fit taxaw comme Dior Diagne moo tax Dior Diagne mi ngi formé Adji Sarr actuellement ci këram à Dakar fa la Adji Sarr nekk bu ngeen fa demoon léegi fekk ko fa mais këru Dior Diagne dañ ko blindé parce que Antoine Diome bi nga xam ne moo ko takk suuf moo jël ay forces spéciales ñu encadré Dior Diagne en tant que avocat ñu jox ko ay forces spéciales mu nekk ci biir état bi di dugg ki génn moom Dior Diagne moom ak Boun Abdallah Dionne ñooy piloter le dossier parce que Dior Diagne Boun Abdallah Dionne ak Antoine Diome trio boobu ñooy gérer léegi dossier yi mais Boun Abdallah Dionne moo nekk ci kaw moo joxe instruction yi moo rendre compte Macky Sall. bu leen kenn naxati kenn dootuñu nax dañu yor suñu télé ci poche bu leen déglu kenn lu fi xew dañu leen koy wax on a des patriotes partout ministère de l'intérieur présidence de la République partout on a des patriotes qui nous donnent des informations fiables. Dior Diagne c'est la femme la plus riche au Sénégal. Dior Diagne les femmes c'est la femme la plus riche au Sénégal après Marième Faye Sall. Dior Diagne moo ci gën a riche pourquoi parce que drogue bi ñu jàpp yamba bi lépp lu ñu jàpp ci réew mi ay tonnes de drogue cocaïne ñu ne wuy dañ koy lakk boo demee Mamel lakk nañ ko fii lakk ñu dara suukar lañ leen lakk wala ay poudre la ñuy taal jël drogue bi jaarale ko ci ginnaaw indi ko Dior Diagne moo koy recycler au sein des médecins ñu recycler ko au sein de la mafia ñoom les gradés là ay Moussa Fall ñii ñooy couvrir les gangs ñu jaay drogue bi ñu jël seen xaalis. Nous sommes dans un état de narcotrafiquant de drogue c'est Dior Diagne qui est la tête et le cerveau man maa leen wax lii bu ñu weddee nañ porter plainte